sur la télévision Futurs Médias nuyu leen saa su heure bi jotee xam ngeen ko moom mooy soir d'info li xew nag ñëpp xam nañ ko mooy màggalu Touba fukki fan ak juróom ba léegi tey laataa ñu caa yegg si xam ngeen ne groupe Futurs Médias taxawaay ba mu ca am moo tax nag lu ko dooree tey jii bu ñu fi jógee soir d'info foofu lay amee ba màggal gi di jeex kon tey première partie kese mooy am seconde partie bi dañuy am édition spéciale boo xamante ni dañ koy jagleel en direct de la capitale du mouridisme bu ko defee kon benn partie rek moom mooy am léegi ñu ciy dalal ki nga xamante ni moom mooy Masseck Diop lépp loo xamante ni wàllu bois la ci Sénégal professionnel du bois mu association bi moom mi moo ko jiite ñu koy dalal jàmm ci plateau bi Masseck Diop. ñu ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi Binta. di ñaan yàlla màggal gi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim dem génn ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin seen secteur bi moom fu mu toll. man daal defe naa ne secteur bi daal fu mu toll man yaakaar naa ne li ma la mën a wax daal te loo xam ne nii lu ñuy dam daj ko mooy maanaam secteur menuiserie ébénisterie mën naa la wax ne amatul. ëpp naa wax di. au niveau national. su fekkoon ne dama ne la 99% de la menuiserie et l'ébénisterie a disparu au niveau national. li tax moom yaakaar naa ne li ko ëmb yëpp dafa bari. maanaam boo seetee seeraayu bant bi seer na seeraay boo xam ne nii ñun xamatuñu kan mooy jënd ak kan mooy jaay tellement que affaire bi dafa nekk presque du simple au double. ñu waxati loolu quincaillerie bi moom yaakaar naa ne fan yi ñu waxee ni lépp a yokk quincaillerie bi loo daan jëndee ñaar téeméer. léegi juróomi téeméer nga koy jënd. loolu waxatul doo ko gis. contreplaqué bi nga xam ne ça fait li ma lay wax nii matagul sax ñetti weer. contreplaqué ñu ngi ko daan jëndee 4500 wala 4000. léegi boo amul 7500 7000 francs doo jënd contreplaqué. mètre cube de bois bi nga xam ne moom lañ daan jëndee 300000 léegi ko amul 450 ba 500000 doo ko am. te nag doo ko gis ndax bu fekkoon ne sax da nga koy gis nga wax loolu mooy premier bi. deuxième bi maanaam meublé bi nga xam ne mooy jóge ci Chine ak ñeneen yi nga xam ne maanaam mooy meuble friperie bi ñuy wax. importé bi. ba nga xam ne boo comme meuble Kleenex la rek maanaam boo ko jëfandikoo ba pare da nga koy sànni. kooku moom bi ñu dalee tenc parce que ça fait fukki at ngi nii wala fukki at ak juróom yi ngi ci wax boobu ba léegi amul saafara. waxatuñu loolu sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Europe ak Amérique lépp loo xam ne nii ca poubelle tubaab yi la waroon a jël. ñu jël ko indi ko. ay conteneur. loolu moom ñëwati gën noo tàncati. tànc bi ci gën a xam ne nag moo gën a doy waar mooy maanaam meublé national boobu ñuy wax. meublé national bi nga xam ne président de la république 2017 2018 ba 2019 daanaka daanoon na nekk réalité. mais depuis 2019 2020 2021 ba léegi nii may wax ak yow meublé national boobu kenn gisatu. waaw lu tax. président joxe na ay ndigal. joxe na ay directives. waaye xam nga li gën a yéeme Binta mooy lan. ñun ñi nga xam ne ñooy président organisation bi xamuñu fu ñuy door suñu bopp. maanaam. amuñu interlocuteur. ministre baa ngi fi di. ministre ban. de l'artisanat. ah bon. fan la nekk. ci ministère wala amu leen ministre de l'artisanat. Pape naka la sax. une bonne question. waaw ñun daal man daal laa wax ne historiquement. bi mu falaw ba léegi gis na leen wala gisu leen. man de benn yoon gis toog nañu. waaw benn yoon. toog nañu. waaye lan fa wax moom. tënkalum xar. maanaam. daanaka daal man daal dem naa fa daal dugg naa génn naa. waaye bi ma génnee dama ne man lan laa doon def fii. te dëgg rekk neex yàlla. ñun daal ministre. gëj nañ koo am ci Mamadou Talla. ndax wax dëgg yàlla ak yonantam. lépp loo xam ne nii gagné woon nañ ko ci mobilier national. yàlla ak Mamadou Talla la woon. ak temps boobu mu ngi daan ànd ak Saloum Ndiaye. ñu nommé ko coordonnateur du mobilier national. gis nga boobu ma wax la benn affaire boo xam ne nii man wax dëgg yàlla nag dinaa mere naa président de la république bu baax nag. wax dëgg yàlla mere naa ko. ndax doo jël ku mel ni Mamadou Talla. muy liggéey boo xam ne nii kenn depuis les indépendances ba ni Macky jëlee pouvoir bi. liggéey mi fi liggéey kenn mësu ko fi liggéey ci artisanat fexe ba mobilier national bi ñun ñi nga xam ne ñun daan beddi mu jël dugalal nu wutal nu ay facilité wutal nu ay financement
ay financement laa la wax. waxuñu daal ñetti weer yoo togg Mamadou Talla jël na ñaari ouvrier wala ñaari opère yóbbu leen en France. ñu wër ay machine di def loo man daal dañuy wax benn affaire daal ñun daal fi mu ne nii. président de la république def nañu ay jirim. wax dëgg yàlla kooku moom ñu ngi koy jooy ba léegi nii. ñu ngi jooy Mamadou Talla. wax dëgg yàlla. ba mu fa jógee Dame Diop ñëwoon na après. Dame Diop bi mu ñëwee wax dëgg yàlla aussi man nag moo tax ma ne président moo tax mere naa ko trop. wax dëgg yàlla nag mere naa monsieur le président de la république trop dama la koy wax. ndax Dame Diop aussi. bi mu ñëwee. commencé di liggéey. ba semaine boo nga xam ne. mu jël 3 jours ñu yóbbu dem Saly ñu def fa benn forum boo xam ne nii mare d'Italie jël les grandes lignes axes yoo xam ne nii ñu nekk chambre des métiers ak OPEI ak ministre bi ak ay direction ñu toog Saly liggéey fa liggéey boo xam ne nii ba tënk ko ci këyit. ñetti fan après ñu ne Aïcha Dame Diop jóge fa. waaw mais l'état c'est la continuité bu ñëwee dafa war a topp seen i tànk. waa topp tànk man daal li may wax man awma lu may yàq awma lu ma ciy defar. waaye man daal gëm naa ne te sañ naa wax ne Macky Sall tooñ nañu ba ci kanamu yàlla ba mu fa jëlee Mamadou Talla. indi Dame Diop yaakaar judduwaat mu jëlee fa Dame Diop. ba léegi nii ay orphelin lañu ndaxte wax nañ ko nëbb Mamadou Talla heure boo ko soxlaa. da ngay ñëw ne ko monsieur le ministre man projet bi la am. mu ne avant wa garaaw. wallahi enzim ñaari fan la nga ko wax mu woo ay staffam ñëpp la nga bëgg yow sa secteur mu defal la ko man mii di wax ak yow ñaata yoon la mu yóbbu voyage ñu dem Valence absolument en France di fa def xoolal mu jékki-jékki ni ñu jëf sax mu ne waaye mais yéen mobilité nationale bi fu mu toll mais monsieur le ministre financement den sori mu ne xaaral dem wallahi enzim dem ASEP fexe ba ñun ñëpp ku laaloon ci mobilier national bi rek. Mamadou Talla fexe na ban financé la. depuis boobu ba léegi la ñu orphelin encore boobu ba léegi daal la ñu nekk ay jirim. wax dëgg yàlla ñoo tax may laaj monsieur le président de la république. maanaam ñi mu jéeg poussé bi mu réer nag am na lu ko gën. ndax artisanat gii. gëm naa ne waxuma sax menuisier. mais le artisanat ci boppam mu ngi sukkuraat goo xam ne nii. fii nii ñu ngi seen tànk mu ngi ci buntu bàmmeel. mais président nag quand même dafa joxewoon instruction 15% je pense de la commande publique parce que tamit du bois rek seen association bi lépp ngi ci non or a ngi ci leneen ak leneen yëpp ngi ci biir association bi. mais président instruction yooyu mu joxewoon lan moo tax duñ ko appliquer ñi loolu mooy laaju askan wi xëy na. laaju askan wi daal moom la ñuy laaj. ndax su fekkoon ne mbir mi neex na. wala jaar na ci woon nañ ko nee nga ba 2018 baax a baax. waaye lan moo tax ministre bi waxu leen dara. est-ce que ministre bi yëg na nu mu demee. est-ce que en tout ces man daal leen xal xam naa ko. suñu bëggee information daal suñu dem ci le coordonnateur du mobilier national Saloum Ndiaye. wala ñu dem ci nouveau directeur bi moom lu mu leen wax moom coordonnateur bi am na foo bloqué. am na foo xam ne nii xam na ñoom nag xam nga am na loo xam ne du ko mën a wax. mais moom daal xam naa ne am na fa mu bloqué boo ko yónnee bu fekkee ne woo nga ko waaye xam naa ne daal amul ay moyens pour mu liggéey. am na koo xam ne ni aussi wax dëgg yàlla bi nga ko jëlee ba léegi mooy bi fi màgg seen jógee. ñu jël monsieur Fall. mooy nouveau directeur de la DMTA. C'est un jeune. En toute sincérité il est réceptif te depuis boobu ba léegi. suba ak ngoon ma ngi daw pour mobilier national bi. parce que xam nga aussi mobilier national bi c'est un peu transversal. ndax ministère de l'artisanat ñun wala ñuy jokkool mais DMTA ministère des finances moo ko moom. waaw te ministre DMTA ñoo joxe marché mobilier national yi. donc xam nga ñoom ñaar dañoo daanaka ñoo bokk ndab. te bokk na fu ñu jëm. ba tax na directeur DMTA bu bees bii moom. su fekkee ne président de la République jàppale na ko. en toute sincérité am na toog nañu waxtaan ak moom mu ngi def kéemtalaay kattam pour mobilier national bii. mu nekk réalité. tey suba rek mu ci mucc wax dëgg yàlla heure foo ko wooyee jot ko. heure boo bëggee dugg bureau mu naan la ñëw leen. moom daanaka moom li muy def yëpp lu leer la magasin tam bi mu fi nekkee en toute sincérité kenn jooyu dara ndax xam naa aussi affaire bi rupture bi mu amee muy magasin bi ñu ko fa jëlee yóbbu ko kudd bi ñu ko jëlee yóbbu ko kudd donc la transition bi def na à peine ay weer xam naa vide boobu moo tax affaire yi ba léegi sottiwul waaye gëm naa ne avec ce nouveau directeur la DMTA bi ak ses collaborateurs yi nga xam ne ñoom lañu liggéeyal yaakaar naa ni président de la République su leen dégloo jox leen bopp
yaakaar naa ne mobilier national bi au-dessus de tous ces gens là yi nga lim yëpp ministre bi moo nekk ci seen kaw te bu mu taxawee fii ñëw na fii ci temps wu résilience bi ne fu mu toll noonu mu ngi doon distribuer sax xaalis bi nga xam ne moom la leen nguur gi jàppale waxoon na annoncé woon na fii réhabilitation chambre des métiers ak yu demee noonu pour jàppale waat bu baax booster le secteur de l'artisanat xanaa doo ma ne boobu ba léegi premier cas wu Covid ba mu fi amee dafi ñëwoon. boobu ba léegi dara amul. léegi xamal laa ba fu mu toll. laaj ko waa chambre des métiers. waaw yaakaar naa ne chambre des métiers ñoom ñoo gën a sëngéem ñëpp ñoom. chambre des métiers ñoom fi ne nii dóoru nu fay wulu mënatu na def. defaraat diñ ci waxoon ba léegi def. dama ne la liñ ci waxoon yëpp de man de gisuma ko man de du ma ne amul waaye man de gisuma ko réalité bi ma ngi nii. ndax man fekkee ne jooy la kay mais wax dëgg yàlla madame. wax dëgg yàlla jooy kon duñu agsi fii. kon kay duñ ñëw ci ay télé. dañuy dem ci moom. mu wax nu li mu xam. mais gëm naa ne boo demee ci moom it loo xam ne nii mën naa. kan ministre bi. ministre bi de ma wax dëgg yàlla moom xalaatuma fa sax a dem ndax xam nga lu tax. man depuis Landing Savané. ancien ministre. waaw Binta Bassamb. waaw Aminata Lô Dieng. waaw boobu ba léegi maa ngi liggéey ak ministère yi. wallahi anzim te ñoom ñëpp. wax dëgg yàlla am nañu ay jéego daawuñu leen woo duñ dem ci ñoom ñooy ñëw woonu comme Mamadou Talla moo daan yëkkati rek wooñu nga boo demaan fii mu nekkoon bureau dafa am benn ngandamal saal boo xam ne nii ñun pour ñun rek la day jékki-jékki rek woo menuisier yi woo tailleur yi woo kii individuellement nga waxtaan ak moom mu jóg takk tubéyam dem ci président de la République dugg fenn wut ay partenaire laa wax indi lu ko waaye wax dëgg yàlla man nag mënoo nekk sama maanaam sax moom doo sama sëriñ sama taalibe nga ndax yow lañ fi teg pour nga jaamu samay soxla ba pare mën nga tourné nag wax dëgg yàlla di la jaamu li am solo kay mooy ministre bi kay nga war a woo nga ne ko nee nañu kat lii ak laaj mais lu tax wax dëgg yàlla daal ñun daal boo bëggee dégg dëgg wax dëgg yàlla sentiruñu ko moom daal ak ay direction yu bari sentiruñu leen ñun daal bi moom di Talla et puis dama lay jox benn anecdote am na benn organisme bu ñu tuddee APDA. waaw boobu temps Talla fi nekk ak Ibra Ndiaye. boo demee bureau Ibra Ndiaye dem kii APDA lépp lu fa nekk menuisier yi ñoo ko liggéey nga dem temps yooyu bureau Mamadou Talla lépp lu fa nekk ñoo ko liggéey waaye actuellement demal sphère de Diamniadio wala nga dem seen bureau yi. du fa nekk. kamoot sax amul boo xam ne ni Sénégalais ko liggéey. ah dañ ko importé. ci ministère de l'artisanat. dañ ko importé. tout est importé. ministère de l'artisanat. dama ne la taabal ja ci gën a tuuti. man loolu mënuma ko gëm. ah xam nga man teel laay wax. kon dinaa demander audience xool yi. dama ne dem fa dama ne la taabal ba gën a tuuti ca même ne waxuma la loo tax dafa tuuti cadre photo ya. sañu ko mani. cadre photo yi. cadre photo yi sax du cadre photo menuisier yi ñoo ko defar. moom de bu dee dafa importé kon xanaa kon ku mu neex keneen. dama ne la lépp lu fa nekk importé la. ministre de l'artisanat même seen comptoir ba ngay jugg sax fa la vigile yi toog sax importé la. ci ministère de l'artisanat. loolu moom doy na waar. ñun daal ñu ngi gëj a gis. waaw lan moo tax ñu bëgg a jël marché yi di ko yóbbu bitim réew. lan moo ne ci biir marché yi. nga laaj leen ko waaye ñun daal sëngéem nañu man daal li ma lay wax daal mooy ci kattanu yàlla. man waxuma ak ministre. waxuma ak DG. man président de la République lay wax Macky Sall. président joxe naa instruction ba sonn. nga instruction yi nag il faut que mu dem xool ba xam ne ko natt li gën a am solo mooy moom ci wàllu boppam aussi. depuis Macky Sall. monsieur le président nekk na président de la République ba léegi. au pays comme temps Ablaye Wade ak Abdou Diouf mais dañ daan recevoir au pays. ñu toog ak organisation professionnelle yi. ñu toog ak moom ñu waxtaan ko. waxtaan ak moom président dafa yaakaar ne bu leen defalee seen ministre plein kay. amatu leen du soxla. ñun de waxuma la ministre waaye ñun de. yéen a doon laaj ministère de l'artisanat mu jox leen ko plein. waaw léegi nag moom lu leen di doyee wax nga dëgg de. loolu la yaakaar ne mi ngi liggéey rek. mi ngi ñun de man de gisuma ko. te xam naa ni secteur de artisanat bii. boo fi woowee ni bari na samay morom. yoo xam ni nii lii ma lay wax man daal li ma xam muy mobilier national bi. waaw or bi yi taxawoon nañ fi waxaat. ana or ba. nee nañu gisuñu ko ana or ba. waaw day dem gisuñu ko de. waaw mais menuisier boo xam ne nii Cameroun mënu koo am ci ministère de l'artisanat. fu mu koy amee. li ci nekk daal mooy il faut que état bi xoolaat artisanat bi xoolaat ni xam ne actuellement ñu. waaye yow léegi lan ngeen bëgg yéen ñu jëlee fi xanaa da ngeen bëgg ñu jëlee fi ci.
man xoolal amuñu luñ ciy defar am na luñ ci yàq. comme arrangé wu leen. mais da man arrangé nañu ak man daal li ma bëgg daal mooy ku mel ne Mamadou Talla. wala Mamadou Talla moo la yónni. ba ma ko gëjee gis ak léegi. man du ma faral di waaj te laaj ko moom xam nañ ma képp télé bi ñëpp a ma xam. du ma wax lu ma gëmul. Mamadou Talla ba ma ko gëjee dégg ak léegi mat na ñaari at. wallahi anzim teguma ko bët. waaye ku gis ne na nga ci. bu dul loon temps yooyu Mamadou Talla kon sama classe gi ak ñu entreprise yu bari ñëpp torox nañu. waaw yooyu sànq yaa ngi may wax vraiment seen matière première yi yokku na ça veut dire que li ngeen di liggéey dina yokku dina gën a cher Covid baa ngi fi programme résilience bi maa ngi lay laaj sànq fu ngeen ci toll la état ba dégagé woon si ay millions pour yéen fa ana ndax jot ngeen ko jotu leen ko. daara waxoo ma ci dara. daara mën na de waaye. justuñu daara si sedd la woon nañu waaye xaalis. ñaata millions waaw da ngay woo ña seddu. nga woo leen nga wax leen yow yaa leen jiite di. man di gisuma ko seddu te sedduwuma man mii di wax ak yow. sama bàcc kaw man dangaa bëgg nag léegi moom. xam nga du ma nekk télé fii di wax loo xam ne ni la ko suñu noonu man de dégguma ko. et puis ñëwee fii nee na ma woon ñu ngi distribué. waaye mais na wax ñan nañ ko distribué man kay d'accord naa ci li mu wax. man du ma weddi waxu kilifa. waaye na wax ak ñan bilan kay war nañ koo am bu fekkee ne résilience boobu léegi am na ba léegi. waaw mais nañ def bilan bi. dañ génne bilan bi teg ko sur la table bi kay ku nekk jël nga sa wàll de. kan jël wàll. et puis mais def nañ ko ba def le rapport. gis nga rapport ana rapport ba. rapport ba am ci loxo président. dama la wax benn affaire. ñun soxla wu ñu yalwaan. wallahi résilience bi wallahi soxla wuñ ko. xam nga loolu soxla. ñu jox ñu liggéey. gor. doo ko sarax. commande publique bi nag yéen a ko gën a yelloo. dama ne gor doo ko sarax. déedéet. nous on n'a pas besoin d'aumône. ñu dañoo bëgg di ñaq di tedd. marché yi nag dafa am lu mu laxasu nag. bu baax am lu ci laxasu nag am na yoo xam ne man dama toog di wax. moo tax nag même président bu waxee. après dañuy dem bitim réew. mais gëm naa ne benn affaire dina dañ. waaw gis nga avec ce nouveau jeune là bi ma gis nii. kan si. directeur DMTA bi. waaw monsieur Fall. gëm naa ne beaucoup de choses vont changer. parce que xam naa ne non lii ma lay wax nii. yal na yàlla may fanu guddi ak wér-gu-yaram dinañ toogaat fi wax ko. gëm naa ne actuellement dama ne le changement bu metti ma ngi ci parce que ma ngi koy liggéey. ndax xam nga lan mooy liggéey. mu jékki-jékki woo la ne la kaay ngeen toog mu ne la walla ñun kat lii ak lii moo fi am. loo ci xalaat nga wax mu ne leen acca dem leen ñuy toogaat parce que lépp loo xam ne da nga koy def pour man. te boolewoo ma ci da nga koy def contre man. absolument ñun ŋàññunu kenn. mais c'est-à-dire ku bëgg a dee wéq ko. absolument amuñu leneet. mooy seen gàncax lan la ñu am lii la ñu am. yow naka ngay gis ay chef d'entreprise di wëral Sénégal. te dama la wax benn affaire bëgg a régler armoire sa armoire dajeeku wala sa cellule yàqu wëral Ndakaar di nga si atelier menuisier bu la ko defal léegi. atelier yëpp tëj nañ. déedéet kay. tous les ateliers yi amatul entreprise moom kenn waxatul waxam. entreprise yëpp tëj nañ Covid bi la wala. Covid ban. Covid bi bàyyi leen koy le Covid am un bon dos. liggéey moo fi amatul. maanaam. amatul lu ñu liggéey. xam nga lan lañ doon suturloo daal moo doon mobilier national bi daal wax dëgg yàlla. 90% des entreprises nga ne tëj nañu. est-ce que du 100%. waaw ana kan moo ko wax. waaw mais xanaa bët du natt ak man mii di président ONP Bois ba nga xam ne daan ne. 45 tëj nañu ràpp seen entreprise toog seen kër. li gën a dee genn wàll gi yëpp. yàlla na leen yàlla yërëm wallahi anzim ñu ngi ci biir suuf ñu ngi ci dëgg maa ngi ci fenn wallahi anzim ndax coono sama mag ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon bi may jógee Thiès di ñëw Dakar ñooñu nga xam ne yàlla da leen joxoon teraanga képp ku ci génn àdduna boo amul sa doom ju la jàppale wallahi ci ndóol ngay dee ci da ngay dee ci toroxtaange te lu leer laa la wax barki démb rek am na maa ngi koy jaale suñu benn xarit boo xam ne entreprise bu mag la yoroon fee ci caaro yi yàlla mi dara tawul mujj gi xam nga lu muy doon coffreur nekk ci coffrage bi xam nga ne boo demee ba doon mag. sa yaram miinatul coffrage. nga yéeg a ko wàcc. nga yéeg a ko wàcc. ba actuellement bëgg jël très bien la yàlla jël bakkanam. keroog ñëpp si ngéem te gëm naa ne 99% te moom sax bàyyiwul ndax moom njaboot a tax muy daw nekk écosseur nekk coffreur. mais am na ñoo xam ne nii Café Touba li ñuy jaay seen atelier. am na atelier menuisier yoo xam ne ni Café Touba la ñuy jaay ci seen atelier wala moto cag-cag yi la ñuy liggéey région yi ñoom bañ nañ ko ba moom atelier amatu fa pratiquement te lii ma lay wax xoolal ay journaliste ngeen ci kattanu yàlla mais def leen benn micro trottoir bu nga boo mënee nag boo mënee des fois ñu ne ma xanaa gisoo corniche fële corniche ba la yaa ngi fay romb de est-ce que xam nga ne du benn menuisier moo fa am place
ku fa nekk kon. ay commerçant ñoo yor seen xaalis. jënd teg fa. ñëw fekk benn xale boo xam ne nii. mën naa liggéey ñu jënd seen bant yatt ko lal 25000 boo paree defar bam nañ joj nga jël ñoom ñu jël seen i charrette yóbbu di gaare. menuisier yi nekkatuñu fa de. menuisier yëpp fa nekk ma ne la bu xëyee suba xamal la ñuy def fa café Touba ak mburoog ndambe bu ñu ko amee ci journée bi. bu guddee ñu jënd leneen lu ñu am xam bu njëkk nit ki da ngay liggéey pour am teraanga mais léegi ñoom ñëpp xale yi léegi dañuy liggéey pour survivre ñun bañ cee toll ba ngay amee fanweeri at da ngay dawal oto bu rafet am kër gu baax. di takk say soxna. mais léegi xoolal xale bu menuisier dootu takk jabar ndax kenn ñeetu ko ba di ko jox sa doom. c'est vrai que man menuiserie moom gisatuma ko. amatul. jëppal géeri gisatuma fa. amatul mais li ma lay wax nii moom kay da ngay xool amatul. te loolu président de la République moo ci mën nga. kon secteur bi moom bu moytuwul mu disparaître. dans 2 ans. si tendance bi nekkul à la baisse. wallahi enzim ñaari at. dootu parce que xam nga tax muy dee. xam nga ñu ngi ci temps vacances bu vacances jotaan au moins da nga daan trier sax. ndax au moins dinañ la indil 20 à 30 xale yoo xam ne nii seen waajur leen fi indi pour ñu jàng métier. léegi boo amee liggéey da ngay wër ku la jàppale. même ouvrier sax mënatoo koo am ci entreprise bi même boo amee liggéey mënatoo am ouvrier même boo amee ouvrier dootoo am ouvrier qualifié. La menuiserie est en train de disparaître je parle même pas de l'ébénisterie je parle de la menuiserie mais l'ébénisterie moom on n'en parle plus parce qu'il y a plus d'ébénistes au Sénégal auparavant avion sax boo na ko joxoon. kon mbaa duñ dem jëli gaal yi bon di dem ay Espagne. du mooy xale yi moo tax ma xale yi di dem Espagne. du xale yi ñooy ànd ak gaa yi di leen jàppale yett gaal yi. pour dem. nga ni ma. dama ne la lim kay ma lay wax mooy li fi ne kenn du ko dindi li ma lay wax nii du nit mooy dindi li ma wax. La menuiserie kenn moo tax ma ñëw fi di un appel solennel à monsieur le président de la République jàppaleel xam nga li gën a bon mooy nga mujj pousse bi mu réer te wax dëgg yàlla même am na ay projets yoo xam ne nii sax moom mu ngi toog di waxtaan au delà li ñuy wax nii mais am na benn commune am benn xam ne nii mu ngi ci travailler ndax nee na d'ici 2022 bépp meuble comme ni muy wax rek dootu dugg Sénégal mais balaa booba ana ñu war a liggéey meuble yi atelier yi Gent ku koy liggéey ti ñu dañ leen di joxaat capitaliser leen ngeen liggéeyaat koy capitaliser yéen ñi non parce que amatoo apprenti amatoo ouvrier kam mooy liggéey ci atelier yi atelier moo amatul nga ni bijouterie yi xam nga bijouterie yi amatul cordonnerie yi amatul boo demee Sandaga gisatoo sax dama ne la mais parce que métier yooyu or amatu fa métier yaa ngi dee nañu mais Macky Sall il faut que ndax président bi dimbali leen métier yi dee nañu or fii Sabadola man tax wax dëgg yàlla tax moom fi ne nii li ma doy moom daal li may am daa doy sëkk mbarke oru Sabadola ba sax man. waaye ñun tamit nga jàppale leen. waaw mais dañuy jàpp mais dama lay wax benn affaire moo tax nag ñun. ñoom ñëw nañu fii itam wax ko. dama ne la ouvrier Sénégal yi ñoo war a yeewu. dinaa fi tax appel parce que ci fan yi ñu weesu. am na ñu bari ñu ma gis. ci kattanu yàlla local yi di ñëw ak yeneen yi ñëw. wallahi ku nu dëgg ne massa. maanaam. dinañ ci bokk par force. nekk maire. bu nekkul maire it koñ ba. ak dëkk boobu ñu nekk. bu nekkee Ziguinchor wala ñu nekk Kolda wala ñu nekk Koungheul. table basse. table école. table yi nga xam ne mooy dem ci gouvernance bi ak yooyu. benn table dootu jóge fenn ci àdduna te ñun defaruñ ko. waaw. am na loo xam ne nii am na. xam nga temps yii passé monsieur le président de la République waxoon na table banc yi. pour 3 milliards yi. fu mu toll. ma laaj la ko ba léegi nii. France. man de damaa jombi fu mu ne nii. France ba léegi nii may wax ak yow. defe naa le coordonnateur du mobilier national moom moo ko waroon a yor. waaw ba léegi de kenn déggatul parce que bi ñu waxee nag kii yoo ma ne alhamdulilah. ndax ku amul pepit am pepet. comme amuñu mobilier national bi taxaw naa tagga témbe. xanaa boobu table banc yi amee lu mu bon ñu seeñaatu ci. waaye gisuñu dara ba léegi. yow kon ñu jeexal bon. waaw ndax bàyyi naa la nga wax man sax xamatuma lu ma lay laaj. moom de wax dëgg yàlla li ma lay wax daal sax ñun journaliste yi pour ñu jot ko sax problème la. dama ne la li ma lay wax daal mooy man daal li may ñaan yàlla jàmm la ndax moom ngeen xam ko. man daal li ma bëgg mooy. bis ci tey am na benn pôle bu ñuy taxawal organisation yu ñëpp maçon menuisier tailleur cordonnier bijoutier peintre carreleur waxtaan nañu ak benn groupe boo xam ni am na solo
bés ni ki tey dootuñu bàyyi mukk politiciens yi ak ñi nga xam ne nee nañu ñooñu fajal suñu gàcce dootuñu ko bàyyi kenn fajaleen ko seen bopp dinañ ko regrouper local yi ci kattanu yàlla ak législative sax ak législative yi ku ñu dëgg di nga fi ak fan yu néew insha allah di nga ci xam lu leer parce que primeur bi yow laa koy jox tous les artisans du Sénégal dinañ def benn bloc xeex ndax jox ñu li nu mate ngeen ko kat ci barke Mohamed ma ne mate ngeen ko mate nañ ko wax dëgg yàlla bu la kenn xeexalu nga xeexal sa bopp noonu la fa lañ toll sax ma sekk maa ngi lay gërëm di la sant jërëjëf Bintu yaay président association nationale des professionnels du bois dañuy dem publicité après la publicité ce sera le journal de 19h30 avec Mamadou Mohamed Ndiaye